ah bokk na si moo doon indi bi passé de waaye xam naa heure bi xat ci même cadre boobu sax dina amaale leneen lu ma abordé waaye nañ tàmbali ci question bi spiritualité neexook sa boroom la te dund ko relation la communication la affinité la amour la ainsi de suite looy dund la ça n'a rien à voir ak sa jaamu yàlla ak sa leneen ndax yàlla moom li muy xool sa diggante ak moom bokkul ak lu formel li ndax yàlla xam ne di nga toog fekk na yaa ngi ci sa diggante ak moom foo xam ni ñu nodd nga jóg julli mu jéppi la lu jar a def attention la parce que foofu balaa sax ñuy yóbbu wax ji fu mu àggul lan mooy julli lan mooy julli du julli dañ ne entrevue la ak yàlla ki nga xam ne yaa ngi waxante ak moom di waxtaan ak moom ba pare nga ne da ngay jóg bàyyi ko fa ndax lan da ngay fekk yàlla ah boo fa demee ba xam di nga ko fekk doo ko fa fekk ndax yaa ngi ko bàyyi fi mu la fekk moom ah noonu rek la toll ci biir loolu nag léegi ci biir expérience boobu dund googu ngay dugg sa neexanteeg moom mystique yaa ngi koy déggee ci application au principe spirituel la dans le sens où spiritualité dafa am yeneen réalité yeneen vérité yoo xam ne daf koy dugalaale ci sa fonctionnement xam nag léegi nan ngay utiliser nouvelle réalité nouvelle vérité nouvelle information googu ci sa vie de tous les jours ci sa environnement immédiat loolu application boobu muy mystique ndax xam nga spiritualité neen lay fonctionner am na koo xam ni tey mën na taxaw jàng faatiha du am benn effet am na koo xam ni nee na bismillah bal yi tàkk parce que foofu spiritualité yee bokkul diggante yi bokkul ndax kële faatiha mën na ko tare waaye ci saar la yam ci saar la yam kële mu ne bismillah expression wu être am la serment la digganteem ak ki ko bind diisaa yi mënul bokk moo tax foofu c'est instantané gis nag loolu la ñuy woowee mystique xëy na sax faatiha bi du ñàkk ne am na effet bu muy am mais peu importe intensité wu effet bi fekk effet bi am na loolu la ñuy woowee mystique comme li ma ko waxee mooy application au principe spirituel mais ci biir loolu nag dafa am question bu ñu fi posé xam nga Sénégal dañuy wax wàllu seet waaye xam nga istixaar dafa xam seet dafa am gis am xam doogay ñëw xam nga nag ba xam dañ koy indi léegi ñu bàyyi ba ci kanam waaw xam nga buñ ne istixaar genre demande la demande d'information la moo tax moom du génne ci cadre diine ndax information yi la war a intéressé yépp bu fekkee ci diine nga tënku diine baa la ko mën a jox kon nag ci diine ngay jaar diine wax la li mënta ñàkk ndax xam loo warta xam dana changer équation c'est très important foofu xanaa mooy dugg ci li ñu waxoon par rapport au temps que ñetti yam le passé le présent ak le futur di intéressé wu au futur mën na fausser équation bi exactement parce que li nit ñi dul bàyyi xel mooy futur bi nga bëgg a xam est-ce que ci futur boobu xamoon nga futur bi xamoo ko woon kon nag variable bu bees bi nga indi changé na équation bi te kon résultat bi day tëb moo tax istixaar du la jox information yooyu da lay jox ci li nga laajte la ca mënta ñàkk mu jox la ko
nga mën a xam à peu près fooy dox sans pour autant nga dëgg sa bopp. seet dafa bëri yu ci jaxasoo ndax am na ñoo xam ni seen seet bu fekkee wér na ñoom it même cadre bi la mais mécanisme de sûreté bi istixaar am seet amu ko maanaam seet bi wér lay wax seet amu ko te kon dina la dévoiler loo xam ni bu fekkee say mbir waroon a jaar yoon waroo ko woon xam muy déjà un premier danger bu fekkee bi wérul la genre loterie lay doon rek mbir yi tombe nga dem ne ah ndeke waa ji baax na fekk demeewul noonu waaye bi ci gën a répandu ci jamono techniquement sax mënuñ ko woowee seet def di li ñuy woowee ci cadre psychologie cold reading lecture à froid te mooy nit ki du sax problème mu xam-xam la am wala quoi que ce soit yow lay lire par rapport ak sa langage corporel par rapport ak ses micro-expressions par rapport ak sa waxin sa doxin sa defin information yi soxla yépp am na ko day xëy na la sa bàyyi diw kañ la gaañu nga naa ah fu nga ko xamee fekk yàlla xam ne lépp yaa ko wax wala di nga ci gis sax ñoo xam ne ils sont beaucoup plus dangereux dañ leen naan ah xamoo mag bu mel nii wala ne déedéet ñu doon noonu est-ce que du nii la meloon pourtant faussé nañ yàgg na de mais yow pour le moment comprendre go système bi ce qui fait que ci yow ñoom ñoo ngi seet di gis fekk yàlla xam ne ñoo ngi lay tuur lëndëm c'est très important ndax xam nga ne yooyu yëpp pourtant dañ koy jàngale ci daara ji yooyu yëpp dañ koy jàngale ci daara ji. sëriñ boobu ba ñu ko jàngalee suñu jotaay yooyu. kenn ñemeetu la fréquenter. saa yu ñuy ñëw dañuy xool ndax sol nañ yére. ah waaw waaye li ma leen waxoon ci cadre psychologie moo ci am gis nga psychologie ki ko maîtriser réellement mënoo ko rëcc bu la poser question wala nga taxaw ci kanam ak lu mënti xew loo mënti def moom am na lim soxla ba pare c'est aussi simple que ça xam nga bu fekkoon mag yi dafa am lu ñu war a séq te mënuma cerner seen lépp bay xam li leen di jëriñ ba njëriñ laa leen amal noonu rek la toll waaye bu dul loolu seen intimité personnelle xalaatuñ ko xawee noonu rek la toll gannaaw loolu muy seet gannaaw seet ñu ne gis kii gis mbir bi ajiwul ci moom dañ ko alerter problème bi nag léegi foofu li mën a poser wu du problème mu véracité wu li mu gis mais capacité am pour dégg li mu gis pour comprendre li mu gis xam liñ koy wax lan la moo tax am na ñoo xam ne dañ toog moo xam gént la moo xam yeneen façon ñu am lu ñu gis mais duñu comprendre mais da ngay xëy rek événement am ñu ne ah gisoon naa ko mais boobu c'est trop tard njëriñ bi moo doon am amatu ko loolu mooy gis waaye kon léegi xam lan la war a mën a doon xam moo gën a complet waaye xamit kenn du tëb tëb jàng ko walla nga tëb tëb am ko xam daraja du ko maye ay grade sa diggante ak sa borom du la ko may benn paramètre kese moo la ko mën a may muy dëggu yàlla boo ko wanee dëggu te dëggu bu doy du la branché ci alxuraan bii version de poche bii déedéet da lay branché ci base de données directe ba nga xam ne ñi mu fa branché yëpp daf leen di tànn gis nga ki xam moom mbiram nekkatul problème mu luy dëgg ak lu dul dëgg ndax bu dul dara
yàlla tàggat na ko ci façon boo xam ni lu dul dëgg daf ko tële mais yamul ci daf ko tële bu doon dem bay wax lu ko wóorul it du moom mooy fekki dëgg dëgg koy fekki moo tax am na kilifa goo xam ni kàddoom ak lu mënti xew day am noonu rek la toll ki xam nag léegi lu mu wax gis nga ko lu mu def wóor na lu mu wax am na fu mu ko teg boo ne danga koy weddi de ah xaw ma ban mur ngay mbëkk de waaye ñaanal yàlla bu mu doon muru wis waaw mu mel ni loolu nga jàngale ci wàllu psychologie yaakaar naa ni rassuré na njaboot bu dëggu ndax fi sa turandoo tolloon xëy na ca bañ koy jox tarixa xëy na am na loo xam te si cëru yàlla la bokk mais am na loo xam te bokk na ci dëggu te mooy nga ne lii ngeen may jox balaa ma koy nangu foog ma teg ay conditions moo tax suñu digganteeg yow itam lii nga xam ne moom nga ñu initié ak lu ci mën a xew mën na bañ a sori te mooy taxawaay bi ñu war a am rek buñ ko amul ñu di la ñaan nga jàngal ñu faatixa bii tax ñu fekki mag ñi bu dee mën nañ ko am comme garantie. li neex ci loolu xam nga ni baat bii di yow yaa ko njëkk a wax ñi la ko njëkk a wax yépp ses frères de connaissance lañu ses frères pas-pas lañu kenn kaa ngi et pourtant am na ku ko jiitu te moom yëgu ko woon moom it wax la même chose waaye gis nga li ci neex te mooy dëggu googu gis nga bu dee dëgg ci yow soxlawu ma leen ko ñaanal soxlawu ma leen ko ñaanal seen xol seen cofeel seen dëggu gi nekk ci yéen mooy xam ne yéenewu leen lii bu xamee ne nag fii la mën a yam départ volontaire am waaye foofu kenn du ko dugal ci cadre xaru mukk ndax yàlla mi defar diggante ràbb xol yi boole ruux yi fekkee na lépp te xam na li xew kon nag foofu kenn mënu ko dugg ci cadre ruux ci cadre xaru au contraire ci cadre martyr lañ koy dugal ndax nit ki moo yéene boppam sauvé yéenewul mission bi yàqu yéenewul mu def ci tâche bu mu ndaw ndaw te loolu rek doy na admiration noonu rek la toll moo tax yàlla na yàlla barkeel. incha allah xam naa ñu dellu ci dernière question bi. tënk première partie bi. xëy na sànq bi ngay tudd ci affinité yi nit mën a am par rapport ak dimension yooyu sax. am na benn seetlu boo xam ni def nañu ko. te mooy ci wàllu xale. ci ñi mu tuddee xale si zaahir. mooy nga gis xale boo xam ni dafay mel ni dimension spirituelle bi dafay xaw a am benn prépondérance suñ ko mënee tudd. par rapport aux autres dimensions. loolu lan moo koy expliquer. d'abord lan ngay woowee prépondérance. maanaam mu nekk xale boo xam ni. dafay mel ni particularité am. mooy aspect spiritualité bi. dafay xaw a ëpp doole. yeneen dimensions yi par rapport ak âge am surtout. waaw phénomène bu ni mel nan lañ koy mën a comprendre. waaw xam nga loolu tax ma laajte li nga déggee prépondérance parce que man ci loolu prépondérance loolu au contraire c'est très normal ci xale parce que ruux da ngay bàyyi xel ni ruux du am âge temps tënku ko espace tënku ko leneen tënku ko ce qui fait que par force mooy gën a mature yi si des léegi nag xale ak fa mu toll normalement aisance bi muy war a am ak domaine spirituel mais keneen waru ko mën a am loolu tax ñu naan xale yàlla ko téyal boppam parce que communication bi foofu la gën a yombee dara raxagu ko moo tax foofu c'est très normal man kay li ma doon jàppee problème mooy le contraire mooy xale boo xam ni amul benn réelle connexion ak son niveau spirituel loolu kay moo doon lu doy waar mais gannaaw loolu c'est très normal. mu mel ni réponse bi dindi na sax indicateur principal bi muy âge. mag mi nga xam ni aussi bëgg na dabaatal. lu rëcc ci dundam. kon mën na tënk boppam ci wàllu boobu noonu. bien sûr c'est-à-dire que ci cadre évolution na leen leer il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard
ndax xam nga li ñuy wax naan yàlla defal benn tànk jëm si moom mu def ñaar ñëw ci si ñëw fekk si la gis nga noonu nga koy déggee. gis nga amal 90 ans mu wóor la ni 90 ans yëpp da nga ko caaxaan mu wóor la ne ñaari at da moo la dese ci sa dund waxuma la ñaari at yi waaye ci ñaari fan mën nga ko dabaatal. day fekk ni opération boo gis dafa am coût dafa am risque dafa am enjeu. c'est très important boo xamee coût bi te mooy li muy jar na la ko jaram boo xamee risque yi nga calculer en accordance boo xamee enjeu bi te mooy nga dabaatal li nga war a dabaatal nga xam nag léegi fan la toll. boo boolee ñetti yëpp nag ngay mën a xool ba xam bu la ko jaralee jot nga ci très facilement bu la ko jaraloon nag nga xam ni fa nga yem mooy li may wax ni nit fu mu yem rek moo yemale boppam noonu rek la toll. mu mel ni jeexal nañ sunu première série de questions bi. ñu jëm ci vidéo du jour bi. après ñu dellu si yeneen i questions. dafa di kenn te bare. dafa di kenn te bare. comme kenn la dafa am lu ñu ko dénk. li ñu ko dénk moo di dafa am lu ñu war a gérer. li mu war a gérer mooy contradiction yi am ci dund yépp nit a ko war a gérer waaye waru ci sukkandiku pour di weddi yàlla. moo tax foog nga gérer contradiction yooyu boo ko deful rekk àdduna tukki. waaye di nga gis ku dund ba am téeméeri at wuy ji boroomam te du xam ni loolu war na ko. àdduna bu tukki lay doon ndax kenn du la ci bindal bàkkaar ndax dañu lay jëppi. bu ko defee rupture dafay am digganteem ak asamaan kooku amul sax werante. nit ñetti waxukaay la am. waxukaay bu jëkk bi xaqiiqa folli na ko te muy daaru nadwa aadaa ko faloon xaqiiqa folli na ko. waxukaayu ñaareel bi ñett ko séq nit bakkan ak ruux. wante nit itam war na ngoon gu nekk comme moom mooy seede bi mu fekke fu bakkan di waxee gu ruux boo ko farata la mënul ñàkk. te it ndimbal la ndax sa buum ak asamaan du dog. ñetteelu waxukaay bi ñaar rekk a koy seq muy borom bi ak ki muy waxal. di nga gis ku dund téeméeri at ba xëy ñu suul ko du fàttaliku fu mu waxtaane ak borom bi. catastrophe la. bu jëkk bi mooy mushawara, bu ñaareel bi mooy muhasaba, bu ñetteel bi mooy munajat. kooku lool rek la. munajat nag yàgg yàlla rek nag ngeen waxante. waaw nangul na ko góor nangul na ko jigéen. te ba tey mi ngi fi waaye gisuloo kenn ku ko jariñoo. sunu bàjjen bu baax ba Rabiatul Adawiyya
daan na ko wax wala qad xalawtu maa alxabibi wala qad xalawtu maa alxabibi wa baynana sir pexe amul booba prince yeeg ñépp a ngi koy bëgg soxna waaye fekk na logique gu yàlla boo ko miinee te di jigéen dootoo mën a sëy ak góor ndax waxu góor dafa géey ci yow ku miin waxu yàlla beneen wax dafa géey mag ñi dañuy wax ak yàlla xam logique am bu ëppee ñu gedd nit ñi parce que duñu mën waxateeg nit ñi bu ñu geddee nit ñi yàlla punir leen xam naa